ban yéene moom la am ndax yéene bu sell la am wala yéene bi sellul wor la lal wala njub la lal nga bëgg sa boroom leeralal la ko am na benn saar bu ñuy wax suuratu namli mooy surat numéro 27 bu fekkente ni bii nit ki bëgg na ko xam aaya 74 bi ak 75 bi aaya 74 ci suuratu namli ak aaya 75 ci suuratu namli mooy wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuun wa ma min ghaibatin fi samaa'i wal ard illa fi kitaabin mubiin ñaari aaya yooyu boo waxanteeg moom ba mu dem nga ni ko demal ba suba wala demal ba gannaaw suba ci diggante boobu ngay jàng ñaari aaya yooyu nga jàng ko ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar mais guddi nga koy def ñaan sa boroom mu leeralal la kii lan la fas incha allah yàlla dina la gindi bu dee lu baax la bu dee lu bon la yàlla dina la gindi Georges. jërëjëf oustaz Mor Thiam ñu yendoog jàmm beneen yóbbal altine gi ñu dëgmal. RFM matin. RFM matin. yor jokkalante bi ca intersyndical des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture ma fas yéene ànd ak Mohamed Aliou Mba ci waxtaan wi ñuy seq tey jii nii. parce que yéen nekk ci service ba nga xam ni ñun dañoo taxaw waat maanaam prêter serment ne saratu réew mi la ñuy jëfe doxalee ko mu am loo xam ni ci cadre liggéey bi looloo ci taxaw mu am sunu collègue yoo xam ñoo nekk Kayar am dogal bañ jël ci wàllu yoon. mu am ay mool ak i madère yoo xam ni yëf yi xëy na neexu leen parce que dañoo jëfee loi ñu xëy dem songu service ba am lu ñu fa yàqate ci alxamis ci le 30 décembre vendredi ba ñu dellu si soxla këyit comme ñun foofu peut-être effectif yi doyul bañ mën a dem tefes jàpp jën wi ñu ne kon buñ toogee ku ñëw duñ la ko mandargaale këyit bu la tax nga mën ko génne ba ñëwee ajjuma ja mënuñu am këyit ga ñu dellu dem waxtaanee maanaam kon. acte prémédité la loolu foofu laay waxee ni dafa grave dem waxtaan ñëw song service ci 17h yàqate bureau yi ñu dellu timis ñu ñëw makkaan ba agent ba dëkk nga xam ni foofu la dëkk nekku foofu sax heureusement ñu ñëw saccagé ko yàqi bagaasam yàqi jumtukaay yóbbu télé. mais lan mooy problème bi ci wàllu boppam ci jën yi la wala ci lana. en fait ci code de la pêche loi code de la pêche. ak décret d'application article 38 moom mandargaale bépp xeetu jën bu ñuy teeral ci Sénégal. nu mu toll ak lay autorisé ñu mën ko jàpp ba mën koy jaay ci article 38 jën bañ naan tàllaar maanaam ceinture moom la mool yi teeral mu yées 70 centimètres parce que tubaab dafa ne 70 centimètres jëm kaw dañuy autorisé mën ko napp jaay wala leen. mais est-ce que ci wàllu les sensibilisation bi dox na normalement parce que bu fekkee ni ñoom xamoon nañ loolu normalement quand même warul nekk loo xamante ni day indi fitna yéen ak mool yooyu. Aliou en fait mool yi ku ne Kayar xam Kayar ci wàllu gestion de la ressource Kayar a été une référence ci gestion de la ressource xamuñu ko mënul nekk code de la pêche bi nii man mi participé naa ci vulgarisation code de la pêche bi ci ay pàccam yu bëri donc ba tax na xaw ma ko mënu ci am et ce code là dañ ko pare bi ñu koy bind acteurs yi dañ cee bokkoon parce que ça a été très inclusif ñu ngi ko tàmbalee presque 2008 muy dem ba presque bi kilifa gi toogee Macky Sall ñu tëggaat beneen lettre de politique sectorielle ñu ne kon nañ yeesalaat code bi méngale ko ak lettre de politique sectorielle bees ça a été très inclusif acteurs yi participé nañ. léegi noo mën a expliquer cong boobule. ni ma ko mën a expliquer moo di lenn xëy na tey dëgg la ñëpp a ngi dégg di jën ñàkk na mais du ñàkk bay tamit ñu nangu luy safaan tàllaar doog nekkul jën bu nekk Kayar donc ñi koy jëfandikoo ñoo ko teeral bëgg ko yóbbu dem jaayi ko ñu tere leen ko loolu la ñu yàlla yoon may. loolu la ñu yoon may ñu jëfe ko donc maintenant ay explication tey maa ngi ci kumpa parce que mënu ma ko expliquer ci gox boo xam ne ku leen xam ci napp bu ñuy tudd napp Sénégal mënoo jéggi Kayar donc bu dee luy xam-xam tey li ma lay wax nii on a un conseil local de la pêche qui est là-bas qui n'a pas cautionné ça. aux dernières nouvelles kon sud bi lan la da ngeen porter plainte wala. exactement parce que du yoo xam ni dafa di benn yoon bii c'est la énième fois ba gën a récent c'est à Jifeer parce que ay jëfe loi ci ay techniciens
neexul ay mool ñu ne non du dem yaraax gi c'est récent c'était en 2017 parce que dañoo jël benn mesure de décision ci wàllu fanaanum géej gi yaraax kontaanu ci ñu xëy dagg tali bi dem songu suñu poste de contrôle ba fa nekk yàqati ko toog na 2 ans fonctionné wul jumtukaay boobu pour lan tu prends le cas aussi à Thiaroye c'est arrivé ay agents yi demoon surveillance en mer ñu séquestré la yóbbu leen ci benn kër ba ne dañ leen di taal. mais loolu wane ni que vous avez une cohabitation difficile ak. elle n'est pas difficile parce que ñaata at a ngi ni tey déggu leen lii coow la pêche illégale depuis Maty Sélim ñaata at mais maintenant quand c'est récurrent te tey lu ci mës a xew ñu nëppalee ko y a pas de coupable santuñ kenn dara non ñu ne bi yoon nag dafay taxaw parce que aussi boo xoolee suñu plateforme revendicative bi weesu ponk la ci biir ponk yi nga xam moom lañ doon ñaxtu conditions yi ñuy liggéeyee ñun kaaraange ba ñu war a am indemnité de risque et là maintenant defe naa àdduna sépp mën nañ nangu ne tey le risque on le vit chaque jour. mais est-ce que ça ne pose pas problème mu gouvernance su pêche bi ci rapport ya nga xamante ne ci la acteurs yi war a am. gouvernance su pêche bi tey quand on parle de cogestion bu njëkk on avait une approche top down maanaam dañuy dogalee ci kaw mu wàcc si ñoom. ñu dem ba ëlbët loolu maintenant on est dans une approche bottom up maanaam ànd ak ñoom di defar di teg ba ñu créer ay conseils locaux de pêche donc la gouvernance de la pêche locale à la base conseil local de pêche boobu presque moo koy jëfee ànd ak service bi. léegi loolu bu mu amee bi ngeen référé wu ak ñooñu lan la ñu wax ñi nekk ci suuf. en fait les responsables tey les responsables du CLPA je pense c'était Mor Mbengue ak ñeneen ils n'ont pas cautionné ces actes là parce que aussi askanu napp dafa yaatu bëri ay acteurs même ba ci biir mool yi nappi ni bokkut tey ñii napp tàllaar ñoo andi coow lii parce que napp yàlla borom filaatu na nekku ca bëgguma joxoñ nag nit kenn directement mais tey le conseil local de pêche nga xam ne tey mooy organe ba nga xam loi moo ko teg mu nekkal fa état di liggéey ak ñun ils n'ont pas cautionné ces actes là kon maanaam ni bokkuñu ca pour vous dire ba démb rek ñu ngi ciy waxtaan mais aujourd'hui dafa di loo xam ne tey dafa mënta continuer Georges mënul continuer parce que ñun maa ngi si ça fait maintenant 30 ans donc lu ne fekk na fi ba ñuy dogal ci kaw di wàccee ci nit ñi fekk na ma fi tey ñuy ànd ak nit ñuy defar ba yegg si fii tey ça fait maintenant près de 20 ans ñu ne ci cogestion ça ne peut pas continuer maintenant benn acte isolé boobu warul mën a tax tey ñu taxawal napp mi ne kon ñun ñi koy jëfee te waat ci yoon ne dañ koy def duñ ko def. il faut des sanctions. bien sûr sanction xam nga yële moo waxoon yëpp amul sanction mais bii nii nag il faut ñu taxaw ji parce que intégrité wu agent yi c'est en jeu waaye maintenant léegi man ma toogee jëfee loi neexatuma leen mais est-ce que mën naa dëkk ci dëkk ba. mais est-ce qu'un problème d'organisation ne se pose pas ci nappkat yi. ñi nga xamante ne dañuy jëfee te bokkuñ ci benn kuréel ba nga xamante ne moom ngeen di waxtaanee la plupart du temps li boole acteurs yi. xam nga askanu napp mënuñ ci boddi kenn parce que bu jë kuréel dañoo bëriwul. jotaay bu ñuy toogee ñoom i neen sax neexutoon yombutoon mais aujourd'hui quand on regroupe tout le monde dans un conseil local de la pêche tey kuy mool nga doon moolu mbaal nga doon moolu caas mool ak lan da nga am ku la teewal ci conseil boobu ca gox ba ñu créé fa benn ICC donc ku ne tey bokkuma ca noonu mënul nekk et ces services là ñoom la ñuy liggéeyal bis bu ne maintenant Georges yéen a ngi fi ñaata at napp maa ngi fi lii coow juddu tey nag gën a siiw effect nag gën a siiw ñun ñoo ko siiwal pour mu am saafara benn yoon mais on peut pas continuer tey parce que tey man kon dañuy toog mool boo xam ne Chérif Samb bu neexu ko rek dana fexe lu ñu ko récréé la ñu àndi coow mu jóge fi mënta continuer. lan fan ngeen toll ci filet yoo xamante ni dañuy jàpp ni du nekkul aux normes pêcheurs yi di ko utiliser fan ngeen toll. problème boobu réglé ngeen ko. ban xeetu mbaal je veux savoir. par exemple am na ay centimètres yoo xam ne dañuy ne waruñu ko dépasser. waaw voilà il a donné le nom. le monofilament. code de la pêche moo ko tere. Depuis le code de 1998. ñu ñëw ba ci bii passé mu ngi ci encore donc c'est encore présent kon sart moo ko tere benn nga naa fiñ ci toll xam nga tey jumtukaay la ba nga xam ni pêche dong jëfandiku new ci dogal bi bañ dogal leen def fii jóge yàlla ministère du commerce qui est là kon dogal ci wàllu commerce war na mën naa mu tere ni kenn du ko fi génne kenn du ko fi jaay mais ba tey mi ñuy dugg. ñu koy fraude. non dañ koy fraude kay parce que boobu bu fi nekkee parce que bu dee sart bi ñun ci suñu code de la pêche tere nañ ko mais fañ koy jaayee tey. ba tey mu ngay dugg jafe-jafe am na donc jëfe mesure boobu day xaw a jafe si ñun
indexé moo ministre kon pour le moment du pour le moment am na ay agents yi xam dañ ci taxaw comme loi la dafa dañ koy appliquer. mais maintenant tey application bi dina jafe parce que tey lay tax mu dugg Sénégal du ñun ñoo ko téye du ministère de la pêche moo ko téye. kan moo ko c'est le ministère du commerce la jënd ak jaay la. amoon ay jamono benn circulaire moo fi génnoon pour ñu bàyyi stock bi fi nekkoon mu jeex mais stock boobu te defe naa jeexagul. mais est-ce que des fois peut-être du fraude aussi mooy waral lool. xam nga tey lu ñu tere mu dugg Sénégal kay fraude la fi duggee. fraude la fi duggee. mais maintenant bu fekkee tamit ministère de la pêche moo ko tere. au commerce bu fekkee tey commerce amul sart bu tere ni mbaal mi mën nañ ko dugal ba di ko wàccee dédouané ko fi mais attendez nous on a des problèmes boobu tam jafe-jafe la. donc ci kàr pàcc moom loi moo ko tere ñun bañ koy jëfe il y avait une fois dañ ko bëgg a jëfe mais ab kilifa moo toogoon ne booy jël circulaire nga koy ne ko non sart ak circulaire àndul. mais maintenant bu fekkee yi nag comme jëfe loi ngay def ñu bëgg la ci song bëgg la faagagal lenn li mu bëri ne xus mais da nga ciy tayal. lii tax ngeen nekk grève tey. d'accord déposé woon ngeen ab préavis. le 9 septembre. est-ce que seen grève bi yoon la ndax bi bokkul woon ci plateforme revendicative bi nga xamante ne est-ce que wàccu leen yoon aussi. non wàccuñu yoon bañ déposé préavis de grève mu daw un mois jeex le 9 décembre. dañoo tëggaale ci ne leen à tout moment ci at mi mën nañ ñaxtu. la waroonoon préavis ba loolu ñoo ngi cay waxtaan defe naa tey mën naa ci après dellu si. mais bii bokk na ci po nga xam ni condition de travail ak ci agent yi. mi ngi ci plateforme revendicative. mooy dem fële jam ñaajo coono bi ci ne. non coono bi ci nekk boobu mi ngi ci ba tey boo ñu ngi ci wutaay safar defe naa mën naa ci gërëm ñi ne di wut safar ci loolu mais ci pàccu kaaraangay agent yi ak seen makkaan seen nekkinu liggéey dañ ko ci tudd mu leer nañ. donc lii def cee bokk. grève bi tegul ci yoon mënuñ ko wax kenn tey wàccoon nañ ak sart ak ku ñu war a yëgal ak ku ñu war a waxal pour mën a dem grève looloo tax. décision grève bi ñëpp teeluñ ko dégg parce que il fallait ñu bind ba mu yegg ministère de la fonction publique ministère bi ñu bokk ñoom ñu jot seen ampliation. da ngeen jóg rek dem grève. non jóguñu njëkk dem. dañ ko donte sax mbir mi le 30 décembre la amoon. dama ne la xam nga ba ñu toogee ñun ne ci ñaxtu. ba préavis jeex la ñu am sañ-sañ dem grève. à tout moment. à tout moment sur un an lañ bind. sur un an mën nañ dem grève à tout moment tegul ci yoon kenn duñu ko wax. Georges ñun nag dañ di nag syndicat boobu ay mag a ngi ci nag ay juriste a ngi suñu biir nag maintenant man mi ciy gën a néew nii def naa ci fanweeri at nag c'est vrai yàgguñ syndicat yi parce que 90 la suñu syndicat juddu mais dama ne la yoon dañ ko xam am fuñ ko teg et man ngeen may ma gërëm lenn parce que aussi coowoon nañ ci bële ba tey kenn dëggaatu lii gën a génnee nag ñu grève parce que spécifiquement par rapport à li am Kayar moo tax ñu grève préavis bële dëgg la am na ay ponk yàlla ak ñuy dimbali ñu ngay waxtaan di nësal lu ñu defaree lenn li parce que li ci bëri lenn li c'est en interne waxtaan ba am toog ak kilifa gi am loo xam mu ngi koy lijjanti ci biir ñu koy sant gërëm ko ci parce que ti dinaa ko sant gërëm ko ci lenn bii nii dafa taxaw xat tànk su bam ñaawlu ko ni ñun oo suñu naataango jàppale ka kon tey on est en phase avec l'autorité par rapport à li ñu def nii parce que aussi il faut que ça s'arrête kenn mënut a nekk nga gérer secteur foo génn coow la. grève bi lan la nar a doon. banque seen loxo wala dem fu nga xamante ne fa la yenn yi di xewee ngeen bañ yenn yi am. non dañuy yëglu tey. te kenn liggéeyul tey kenn du xëy tey. kenn du xëy tey ñu gàntal liggéey bi ñu yëglu parce que tey buñ ko gàntalee mool dinañ soxla mëri dinañ soxla kenn dinañu soxla dañuy ñaxtu taxawal liggéey bi parce que dafa jot nañ ñu xam ni am na loo xam mën na ci dégg parce que néegi ni daaw xaw ma daaw jéeg defoon nañ ko fi ñu jub élection ñu toxal suñu mouvement bi. mais boobu dañoo toogoon nekkoon gars yi ba tey ñu ngay yëngu. mais gàntalaguñu lompoñaguñu koom-koomu napp mi. mbaa du laal ceeb gi rek. ah ma ne mbaa du laal ceeb gi rek. en tout cas parce que xam naa leen tey bu fekk gàntal nañ ko moom jën du toxu place ak place parce que du am kaan kayit gu mu ko mandagal jën du génn Sénégal te jën du génn Sénégal musiba la parce que industriel yi fi nekk am ay engagement ak lu ne buñ ñu tooñ ñu dugg ci fenn fi. léegi lu ma bëggoon xam mooy surtout par rapport ak ressource bi mooy le poisson. gis nañ ni mi ngi wàññeeku même bu fekkee ni repos biologique bi léeg-léeg day tax mu gën a suuxaat yenn yi ñu ciy def ci wàllu politique. mais par exemple ci wàllu aquaculture wala sa yarum jën. est-ce que yéen a ngi liggéey ci wàllu woolee am na ay zones yoo xamante ni ñoom amuñu presque jën il faut ñu jëlee ko Dakar fii wala yeneen zones yi nekk en tout cas Mbour et autres. pour yóbbu ko. côté boobu fan ngeen toll. non en fait ñàkkum jën tey phénomène mondial la jën wàññeeku na ci àdduna. la ressource elle est rare ci àdduna. Sénégal mënu cee jaas ñu doonoon dëkk boo xam dëkku tefes bu yaatu la amoon fi jën
mais bu wàññee ko ci ana dañ koy yëg ñaareel li nga naan gox yi nga xam dañoo sori mais effectivement jën ba nga xam moo tax ñooñu daan jot jën mën naa ko lim fii jën yi nga xam la muy wëyëng yaboy jay presque c'est le poisson de la grande consommation du Sénégal dafa wàññeeku mais du jën boo xam ne dafa dëkk Sénégal day dox diggante Mauritanie Sénégal wàcc Gambie yi gaat mais bu fekkee tey harmoniser suñu politique saytu jën boobu tey ci Mauritanie ak feeg yëpp day andi jafe-jafe parce que Mauritanie lay mangaane di wàcc donc si sa migration de la Mauritanie bu nañ ko freiner ak Mauritanie mi signé ay accord ak ay navires yu bëri di gàttandu jën wàccul Sénégal dinañ ko yëg par force. navire yooyu ci wàllu boppam sax ñu ngi leen di joxoñ baaraamu tuuma naan ñoom ñooy yóbbu jën gi est-ce que yéen ñi nga xamante ne ay professionnels ngeen ci secteur bi navire yooyu di jógee biti réew est-ce que seen napp jaar na yoon. napp mu jaar yoon ci kay jëfandikoo nappi la mais mool mooy yuuxu am na ñoo xam si ñoom napp mu jaar yoon nañ ko def lañ tuddee pêche yeneen. mais maintenant ci wàllu navire yi lenn am na te lu leer la lu firndéew la tey ñu ngay xëccoo bërëbu nappukaay ak nappum cosaan mi jafe-jafe lay doon parce que buñ xasee ba dugg foofu. yàq tey mbaal ak lépp da ngeen koy dégg ci mool yi ñu koy wax. lu am la te fu mu amee tamit déclaration ñoo koy mandargaale envoyé ko ci benn direction boo xam ne moom moo des loolu la direction de la prospection des pêches du Sénégal donc ba tax na tey li nga wax ci wàllu yarum jën bi dañ ci nekk tey ab agence moo ko yore mais yarum jën tey du état mooy def yarum jën day créer cadre bu ko yombal privé yi mën ko def jëfandikoo ko mën ko. lan moo tax mënuñu ko développer. non en fait xam nga aussi quand le code de l'aquaculture vient d'être voté loolu gàllankoor la woon code aquaculture dañ ko doon topp ba tey ren jii la génn lañ ko voté. lañ ko adopté plutôt en conseil des ministres donc ba tax na boobu tamit day mën a yombal conditions yi nga xam ku bëgg a jar jën nga dugg ci. mais c'est des privés ñoo koy développé. en quelques secondes waxtu wi jeex na. grève bi lu mën a tax mu dakk. grève benn fan la te ñu yëglu xam le ni neexuñu kontaanuñu. avertissement la. buñ ca jógee dañuy porter plainte comme ni ma ko waxee. parce que aussi ka concerné wu. même bu dee porte na plainte syndicat bi day porter plainte taxawu ko ba yoon am ci def. jërëjëf Chérif Sambou ingénieur des pêches et de l'aquaculture yor jokkalante bi ci intersyndical des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture ngeen door grève gannaaw bi ñu agressé seen i naataango fële ca Kayar di gërëm Mohamed Alim Ba mi ma àndaloon ci. merci beaucoup Georges Déthié Diop Mohamed Ali Mouba ak équipe bu RFM matin yëpp sant leen gërëm leen bu baax a wax ñu dellu si ci ñaareelu pàcc info matin léegi lay doon ak xibaar yi Cheikh Tidiane Diaw.